jërëjëf mbokk yi ñu leen di nuyu fi leen daan nuyoo saa su nekk ci seen émission politique tey nag ñu am gan gu mag goo xam ni Sénégal xam nañ ko bu baax ràññee nañ ko ci liggéeyam bu am solo bi nga xam ne def na ko ci réew mi waaye tamit ci liggéeyam bi nga xam ne tamit bu am solo bi nga xam ne def na ko ci biir réew xam ngeen ni ki nga xam ne tey muy monsieur le ministre Assane Diop duma ko présenté Sénégal ndax Sénégal ràññee nañ ko ci biir réew mi bi liggéey jotee ci wàllu syndicaliste liggéey na ci liggéey bu am solo ndax ràññee nañ ko doonoon ancien secrétaire confédéral de la CNTS waaye tamit ancien secrétaire général adjoint de l'organisation de l'unité syndicale africaine nga xam ne tamit moom it monsieur Diop sur le plan administratif tamit xam ngeen ni xam nañ ko bu baax ancien censeur de lycée Lamine Gueye waaye tamit ancien ministre de la santé de l'action sociale ancien ministre du travail et de l'emploi monsieur Diop ba tey nga xam ne tey mooy suñu gan xam nañ ko bu baax noonu doonoon na tamit ancien directeur exécutif du bureau international du travail Genève nga xam ne tey ji nii mu liggéeyoon fa tamit liggéey bu am solo boo xam ni sénégalais yi ràññee woon nañ ko ci wàllu woowu nga xam ni nekkoon na ko waaye tamit mu doon tamit koo xam ni ancien conseil spécial du secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Afrique Addis Abeba xam ngeen ni dinañ fa nas lu bare ci wàllu koom-koomu réew yu bari moom tamit mu liggéey fa liggéey bu am solo moom monsieur Diop nga xam ne tamit moom monsieur Diop moom it ràññee nañ ko mu doon adjoint ministre conseiller du président de la République ba léegi nii nga xam ni doon na koo xam ni kuy xelal njiitu réew mi mu doyloo ko ci wàllum xalaat waaye tamit ci ràññee goo xam ni tamit ci bitum réew nga xam ne liggéey na fa liggéey bu am solo nga xam ni bala maa dem ci bitim réew Koungheul gi nga xam ni fa nga sokkee ko ràññee fa tey jii nii yow la yàlla dénk nga doon président conseil département bu Koungheul waaye tamit doon tamit parrain de la journée mondiale des enseignants en 2013 kon war naa am solution yu bari monsieur Diop ci wàllu enseignants yi dinañ ci loolu dinañ ci dikk tamit fële ci diwaanu États-Unis nga xam ne tamit dem nañu ba boole ko def ko citoyen d'honneur de l'État de Géorgie des États-Unis d'Amérique nga xam ne tamit ràññee nañ ko fa ba jox ko ni ko daal yow bokk nga tey ji nii ci doomu réew mi nga xam ni ñun américains yi dëkk foofu ñun ñoo la def citoyen d'honneur monsieur Diop lenn la ci loo xam ne mën naa koo fàttali Sénégalais yi ci sa parcours mooy lu gàtt mënuñoo lim lépp waaye rek bi ma ci gën a neex moom mooy nit ku nekk raaye bi nga gën a am mooy raaye bi la sa njabootu réew sa njabootu dëkk sa population dëkk jox muy président conseil département bu Koungheul ginnaaw loolu nag maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay di kontaan ci waxtaan wi nga xam ni moom lañ nar a def nekk waxtaan bi am solo. ndax itamit wax dëgg yàlla seen information yi ngeen di joxe ci info réew mi lu ñu ràññee la ci biir ñi nga xam ne ñu ngi joxe information looloo tax tamit wax dëgg yàlla ñu am cawarte pour toog ak yéen pour waxtaan. ok mais dafa am ñu jamono joo xam ni monsieur le ministre dañoo toogoon gëj laa gis ci terrain politique bi. ñu bari di wax ni ana monsieur le ministre Assane Diop ñu xëy benn bis rek gis la ci terrain politique lan moo la yëngal ba nga dikkaat. waaw d'abord terrain politique bi boo nekkee fonctionnaire international mënoo cee nekk. ok donc comme dama nekkoon fonctionnaire des Nations Unies fële ci Genève mënuma nekk sur le terrain politique yoon mi da koo tere moo tax ma toog fukki at ak ñaar. yi ma nekk Genève yëpp kenn dégguma ci mbirum politique parce que yoon mayuma woon ma def politique bi ma dellu see tamit wax dëgg yàlla xalaatuma woon benn yoon ne danaa defaat politique nekkul woon sama xel li nekkoon sama xel mooy noppaliku tuuti ensuite li ma yàlla dénk ma am ko expérience sur le plan international ma nekk consultant nekk consultant bu ko defee itamit may bañ a ñàkk xam-xam bi nga xam ne yàlla may na ma ko ma mën koo jëriñoo ci doomu aadama yi donc xalaat nekkul woon ci politique waaye président Macky Sall laa amaloon waxtaan mu xamal ma ni daal bu sañoon dinaa ñëw jàpp ci liggéey bi fii ci Sénégal
boobu temps maa ngi Addis Abeba en Éthiopie amoon naa ci xel ñaar mujj gi ma nangul ko parce que xam nga ni nag wax dëgg yàlla bu caaxaan jeexee peyor yi bokkul donc waaye nag bu la sa réew soxla da ngay mën a nangu def sacrifice donc ma dellu si mu def ma ministre conseiller ci wetam ñi xalaat di jokkanteeg moom loolu rek lañ séqoon ci départ bi ñu dem ba ca biir ci lay door a wax ak man affaire politique daal bu ma sañoon tam nga jàppale ma ci politique bi loolu ma waxtaan ci samay mbokk waxtaan ci ak samay xarit ak yooyu dem ci benn ma bon écoute bu fekkee ni li muy doxal doy na la war nga ko mën a wuyu ci laa xoole bu baax politique yi mu tëral ak fi mu jaar ci campagne bi mu def ci àll bi te man maa ngi dëkk ci àll bi donc ma gis ni programme bi mu tëral wax dëgg yàlla nekk na programme boo xam ni am na solo lool pour réew mi ma daal di nangu pour jàppale ko ci politique bi ndax lenn lu leer d'abord bu ñuy waxtaan affaire développement fokk nga am gis-gisu développement ci kaw am gis-gisu développement ci suuf vision président Macky Sall foofu la amee doole ndax dafa am vision développement ci kaw ak plan Sénégal émergent tabax ko ñi doon bañ mujjee nangu ndax lu dëgër la luñ ko nangul bitim réew te ay doomu réew mi tabax ko ma gis ci analyse bu ma wér ni lii day dem lu am solo la pour réew mi mais comme plan de développement la boo koy tabax ki xiif mënul xaar ngay dem marché njëkk koo jox mu lekk dara ba dalal xelam ba pare mu génnee yeneen programme yu mel ni PUDC ak yeneen programme yi nga xam ne mi ngi jëm ci mbirum social bi indi ko Sénégalais yi jàppandi ci mais pour man li ci ëpp solo surtout mooy bi muy tabax développement réew mi ci kaw mu xalaataale tabax développement réew mi ci suuf indi acte 3 de la décentralisation acte 3 de la décentralisation boobu nag mooy solo bu mag bi te nit ñi duñ ci def attention kon li ma indi dama sukkandiku ci li ma xam ci bitim réew sur le plan international parce que BIT bureau international du travail téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari réew ñoo ko séq ci biir mbootaay réew yi Addis Abeba lu ëpp juróom fukk ak juróom benn réew ci Afrique bokk ci foofu yëpp ma tibbee fa mu war a mun a ràññee nag ku tabax lu baax ak tabaxul lu baax ci laa ràññee ni Macky Sall mii lim tabax lu am solo la. jërëjëf monsieur le ministre man dafa am benn wax joo wax ci biir wax ji muy tey damaa gis tey suñu politiciens yi nekk ci réew mi yu baree bari poste international da leen a gënal poste national yow nga yor poste international la nga fay fayeeku doo ko am fii ci réew mi nga bàyyi ko ngir sa intérêt réew sama xel bi ngay wax noonu rek sama xel moo ngi dem ci joueurs yi def nationalité nga xam ne parfois réew mi soxla leen te duñu ñëw lan moo la yëngal ndax sa njaboot àndoon nañu ci poste bi nga yoroon au niveau international salaire ba nga fa yoroon ngir bàyyi fa doon ministre conseiller ñaareel bi tamit moom mooy ak salaire bi nga xam ne moom la ñu la fa fay ci ñaar mooy poste yi wuute na salaire yi wuute na ndax sa njaboot àndoon nañ ci bi nga waxee ni di nga retourner fii ci Sénégal. waaw suñu njaboot ànd nañ ci parce que am na ci waxtaan ak ñoom. waxtaan naa ci ak ñoom ñoom tamit li ma jàpp ci lañ mujj d'accord ni lu am solo la sa réew même bu loo dul fay dara nga am lekk ak naan jëriñ ko ndax réew mi moo la jox lépp bu dul woon Sénégal fi ma defee syndicat ba siiw ñu yóbbu mu bitim réew ci syndicat yi maa nga woon Accra Ghana Sénégal tax ma siiw ñu yóbbu ma foofu siiw boobu moo ma indiwaat Sénégal ma nekk ministre de la santé juróomi at nekk ministre du travail et de l'emploi ñetti at nekkaat ministre de la santé ñaari at fukki ati ministère yooyu ak président Abdou Diouf Sénégal la ma ko jox ci laa siiwee ci li ma daan liggéey ci bitim réew
ba ñu ràññee ma bitim réew ba bi Abdou Diouf ak nguuram jeexalee ci kàttanu yàlla fukki fan ak juróom laa ci teg ñu woo ma bitim réew ma dem bureau international du travail. waaw réew sa réew mi la may loolu yépp soxlawaat li nga xam waaw boo goree war ngaa ñëw jox réew mi lépp loo mën. d'accord bi le président Macky Sall woowee pour nag war a ngor ko jàppale ci wàllu politique ndax terrain bi jafewul woon ci Koungheul mooy dem fa wut base militants yi topp la mu doonaat beneen affaire bu bees ci yow nan la demee woon ndax méttiwul woon ay jamono. dëgg la que jafe woon na ndax li ma xamoon man ci politique mooy da ngay déparé comité sous-section section coordination régionale. ba bureau jamonoy parti socialiste ok loolu nga xam ok. donc ku nekk xam nga yaay kan ku ne xam nga li nga nekk et cetera. bon fii bi ma ñëwee wax dëgg yàlla fekkuma fi loolu. yàlla def itam te ñu war cee sant yàlla waa Koungheul. bi ma ñëwee Koungheul fekk naa fa responsable politique yu bari macha allah ku ci nekk mët li nga war a mën a nekk. kon te ku nekk bëgg ko nekk. kon xam nga foog mu xaw a jaxasoo tuuti. waaye li ci ëpp solo mooy ay doomu Koungheul lañu ku nekk bëgg nga am foo féete waaye ma sant yàlla ci lenn wax dëgg yàlla nangul nañ ma mag bi ma nekk ci ñoom ndax lii ku nekk di bëgg am sa bëgg-bëgg yëpp teewul jotaay yu am solo bu amee dañ may jiital ndax bi nga xamee ni waroon nañoo dem pour préparer liggéey bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi ko doon def pour laaj Sénégalais yi lan la ñu xalaat ci doxalin bi mu bëgg a doxal réew mi dañu waroon ànd campagne ko dañ ma wax dëgg yàlla nanguloon ma coordonné loolu. dana indi résultat boo xam ni dana dimbali réew mi ba dootuñu am problème commercialisation de l'arachide. Pourquoi? Parce que li ñuy def yépp ñun ñi ngi ko wéer ci coopérative yi mooy sunu instrument coopérative yi ñu war a nekk sunu moteur de développement coopérative yooyu former leen ba ñu mën a taxaw ñu am financement yi ñuy soxla mun nañoo amal seen bopp engrais amal seen bopp semence réew mi jàpp ci ñu am tracteur multifonctionnel am fonds de roulement bu ñu jëndee gerte gi ñuy béy waaw kon kay ñu ngi régler commercialisation de l'arachide dans notre département régler ko dans la région de Kaffrine régler ko dans le Sénégal ba réew mi léegi bu soxlaatee gerte dina wax ak coopérative yi parce que ñoo yore gerte gi jënd nañ ko ñooy jaay Lindiane ñooy jaay feneen ak feneen li ma bëgg a wax mooy capacité yooyu ñu am ci département de Koungheul pour mu développer ndaw ñi am xëy jigéen ñi am seen autonomisation dina tax ba ndóol dina wàññeeku bu baax a baax a baax dina tax ba jigéen ñi mën seen bopp dina tax ba émigration clandestine wàññeeku bu baax a baax a baax dina tax ba exode rural wàññeeku bu baax a baax li ñu bëgg mooy yegg ba am exode urbain nit ñi di jógee ci taax yi dem Koungheul te loolu yëpp nag lu mën a am la dañ ko tabax bu baax ma profité ci occasion bi vraiment pour sant yenn ministères yi nga xam ne ñu ñuy jàppale bu baax a baax cant ak gërëm bu wér ci sunu ministère gouvernance locale mi ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax te lu am solo la pour réussite politique am ci acte 3 de la décentralisation ministre de l'agriculture jàppale boo xam ni mënul weesu mu jox ñu un de ses meilleurs conseillers un agroéconomiste de renommée internationale mu ñuy jàppale ci liggéey bi ministre des finances mi ngi ñu bàyyi xel ñu wax ni itam ministre de l'élevage mi ngi ñu bàyyi xel parce que la ma wax sànq benn pàcc rek la mu jëm ci sunu premier pas ci développement waxaguma pas bi nga xam ne moo jëm ci aliment de bétail parce que ñun dañ bëgg a defar lu jur gi di dundee lu ëpp sunu soxla di ko jaay ci région bi di ko jaay ci Sénégal kooku pôle aliment de bétail la te mën nañ ko am parce que li ñuy am ci ngooñ di ko am ci sunu ñax mi di ko am ci
maanaam ci ngooñ mi ñax mi ak tamit ci maïs bi mboq mi ak li ñu ci war a boole danañu may lu jur gi di dunde booy deuxième phase bi troisième phase bi moo jëm ci élevage bi nag yoo xam ni dañuy am fukki litre ak juróom jëm kaw parce que bëgg nañu am 1,5 million de lait par an yàgg naa di wax ni bëggatuma lait Bridel Koungheul lait du Bambouk laa fa bëgg mën nañ koo am bëggatuma ardo Koungheul soow Bambouk laa bëgg te mën nañ koo am bu Sédhiou di am fromage Koungheul war na mën a am fromage yàgg naa ko wax waa Koungheul di ko dégg loolu yëpp mën nañ koo am te loolu yëpp ay emploi la pour jigéen ñi pour ndaw ñi participation la pour développement réew mi mais loolu moo ma gënal poste ministère. macha allah jërëjëf monsieur le ministre xam naa ni Koungheul am nga foo ko teg vraiment ndax wax nga ay projet yu bari yoo xam ni am nga yéene def ko fa te tamit am nga ñu la ko accompagner ñu dem ci le plan national parrainage bi jib na est-ce que tey man damaa jàpp ni parrainage bi est-ce que du njuumte le président Macky Sall ndax tey moom moo taxaat opposition bi delluwaat ci base bi da ko doon wutee solution mais tey dafa mel ni moom moo jox solution opposition bi ñu delluwaat ci base bi liggéey. waaw man dama yaakaar ne lu baax la parce que ci terrain bi tey ñu baree ngi doon soow bi ñu demee ci terrain bi xam nañ amuñ dara loolu mooy affaire bi ñu baree ngi doon d'abord bi ñu demee ci législative yi ñi presse bi yëkkati woon ñëpp jiital leen dañoo daal du ma tudd tur nag waaye ku ne xam na ñi may wax coow li occupé nañ médias yi ay weer ñëpp ñu naan ñii ñu ñu toll ñu denc ci législative yi gis nañu tolluñ leen lii tamit ñu egsi ci parrainage bi coow li bari parrainage bi lu baax la parce que ñoom seen bopp danay xam ni ñu toll dañ natt seen bopp ba buñ jëmee ci présidentielle yi coow li dina wàññeeku loolu yaakaar naa. pourtant ñoom ñoo ngi bàkku naan li ñu yaakaaroon ni sax duñ ko am nañu lu ko ëpp population bi bàyyi nañu président Macky Sall. loolu wax doon nañ ko wax ci bi ñuy jëm ci législative yi. ba naan dañuy am cohabitation loolu dégg nañ ko ci législative yi. dañuy am majorité assemblée nationale dañuy wàññi doole président Macky Sall dañuy koy obligé mu def lii dañ koy obligé de parce que ñooy ëpp député xoolal député yi ni mu demee mais politique boo demee noonu. politique dañuy faral di bàkku bu baax a baax balaa ñu bëri. loolu mooy problème bi lii tamit nañ bàyyi ñu bàkku rek. ok mais tamit ku wax li nga xam ne tamit am ngeen ay opposition yoo xam ni tey neexuñoo bëreel parce que fan yi yaa ngi gis sur le plan médiatique ñuy génn bu yéeme mën naa ci citer rek ku mel ni Sonko nga xam ni génn na bërki démb ak livre bi mu génn ku mel ni Abdou Mbaye génn moom it bërki démb gis-gis génn te Idriss Seck génnagul keneen génnagul est-ce que du genre xooxal boo xam ni bàyyi ngeen ci xel bu baax a baax. wax nga lu am solo. parce que Sonko bërki démb moo ngi Saalum sa dëkk. waaw wax nga lu am solo bi nga waxee xuuxal. wala xoxatal. waaw Senghor doon na wax man kenn du ma xoxatal. waaye Macky Sall kenn du ko xoxatal parce que xam na réew mi xam na li mu defal réew mi xam na itamit réew mi itamit xam nañu li ñuy xaar ci Macky Sall ak li ñuy yaakaar ci Macky Sall xam nañ ni mën na nekk xam nga ñoom seen problème mooy bu ñu wàccee ci terrain bi mais ñun ñi lañ fay fekk Koungheul bi may wax nii bërki dem booy njaay def nañ fa benn forum bu mag boo xam ni dañ doon wax saafonte ak population bi ci mbirum programme boobu ma la doon wax Prodesc bi ñu koy def ñun dañoo yéemu sax ci doomu aadama yi niñ toll yi fa ñëw fekkee ko dañ mujj am ñaari salle beneen salle bi ci suuf ñu fay def écran géant pour nit ñi mën a seetaan bàyyiwuñ kenn ñëpp ñoo fekkee ñu def ko ak couverture maladie universelle wane lëkkaloo bi nekk ci développement ak social parce que Prodesc bi may wax bu koom-koom amee dafa am tam social parce que dañ ne képp koo xam ne bokk nga ci Prodesc bi ci coopérative bi sa doom bu juddoo dañ ko war a déclarer état civil
ñu ne képp ku ci bokk ci Prodesc bi sa doom bu mëtee dugg école da nga ko war a yóbbu mu jàng école. ñu wax ni te jigéen ñi la ñu wax xale jigéen ñi gën leen a jiital ñu wax ci tamit ne képp ku ci bokk da nga war a indi sa njaboot ñu bokk couverture maladie universelle. lu tax ñu wax loolu parce que ku ne xam na ni tey paj gi cher na c'est normal développement sanitaire moo demee noonu waaye dañ bëgg képp koo xam ne am nga as tuut te ñun fexe nañ ba nit ñi am dara. ci biir programme bi kon war nañ ci am lu ñu fayee seen couverture maladie universelle. waaw ma ne département Koungheul gis njëriñu Macky Sall boobu di ci teg seen loxo bés bu ne ci façon bu nekk ñoom ak seen njaboot ab livre boo xam ne ñëw nga taxaw rek naan maa ngi nii naa leen defal lii dina tax ñooñu wala gannaaw xam nga Sénégalais yi nelawuñu de mun ngaa bàkku ba doyoo ñun la jaajëf wala nga ñëw parce que fi mu nekk nii képp koo xam ne candidat nga rek fépp foo dem di nga am ku la fa toogal Sénégal la demee noonu parce que ñi ci base bi itam dañuy bëgg a lekk xaalis gars yi de. ñi ngi naan bu Macky Sall indee xaalis lekk ko waaye opposition bi tam bu ñëwee gars yi dañuy lekk seen xaalis parce que ku bëgg a nekk fenn dafa am koy dem seeti da ngay laajte ñu naan ñu diw de am na mbooloo nga dem neexali ko am loo ko jox moom tamit mu daal di la fay nekkal bu ko defee yow tamit nga daan am naa lii am naa la fekk kooku sax ci suñ biir la bokk yu ci gën a bari man am na sama koñ. d'accord mais monsieur le ministre est-ce que tey jii nii tamit doyul ci parce que dañuy wax ni bu weesoo plan boo xam ni maanaam programme boo xam ni ëllëg président Macky Sall war naa wax ni moom laa defalal réew mi du weesoo arène nationale beeg yenn stade yi waaye du weesu taxaw jam ñaajo ni lii maa ko tabax ak train bi nga xam ni mën na am sax 2019 du pare li ci des lépp ay slogan la. dana jafe ñu ne ay slogan la parce que ñi ñaa ngi ci teg seen bët kala tabax nañ ko wax ji mooy. mais Idrissa Seck nee na Sénégal du jam ñaajo de. wax na dëgg. wax na dëgg loolu mais dafa mel ni jam ñaajo rek ngeen. déedéet wax na dëgg loolu Sénégal du jam ñaajo dafa di réew day am vision borom réew day am vision da ngay xool ëllëg réew di màgg am ay soxla yoo war a defar président Mitterrand. bi muy def yu bari France ci mandat mi dañ doon wax ni dafay yàq xaalis bi mais dem nañu bi xam ñu xam ne kii kat boroom gis-gis la woon kon li mu gisoon kat ñi ngi jëriñ bi tey mais PUDC du jam ñaaju PUDC du jam ñaaju CMU du jam ñaaju bourse familiale du ba jam ñaaju yaa ngi dégg wax ji Promoville du jam ñaaju mécanisation agriculture du jam ñaajo DER du jam ñaajo li ma bëgg a wax mën naa lim lu bari ne loolu du jam ñaajo mi ngi ca biir réew ma sax reen fa ko nit ñi soxlaa waaye doo def loolu rek booy développer réew dafa am yeneen yoo soxla yëkkati ko yi tamit mooy yi ñuy wax ni foog nga def ko foog nga def jam ñaajo ndakaaru noyyi foog nga def jam ñaajo commerce international bi am fu ñu wéeru foog nga def jëm ñaajo itamit lépp loo xam ne mi ngi jëm ci nu mu tëti développement jëm ci yeneen réew yi ñu wër ñu am fu ñu wéeru mais jëm ñaajo ku wax affaire yi jëm ñaajo lu dul baax na wax dëgg yàlla sa xam-xamu développement mi ngi may bëgg a jaaxal. ok mais tey doon nga fi ministre de la santé tey ñu dem ba 2019 2018 jëm 2019 nan nga gisee tey santé Sénégal te parfois nga ñu liir ci média bi syndicalistes yi di kaas ñu naan lii manqué na ci hôpitaux nangam dantek nangam boo toogee di def analyse foo xam ne yaa fa nekkoon nan ngay jàngatee tey li xew tey ci wàllu santé. waaw dina jafe ñu wax lu bari ci mbir mi. parce que dama am devoir de réserve quand même. yàlla def nañu téye ministère de la santé juróom-ñaari at. ministère dafa di ministère ci boppam bu mu mënta doon du yomb nga téye ko ndax développement bi dafay am soxla yi di gën a bari exigence yi di gën a bari même ci biir personnel bi seeni revendication di gën a bari nga bëgg a boole yooyu yëpp nag ba pare bëgg Sénégal nekk ëpp boo xam ni kenn dootul génn dem faju ji bitim réew parce que lépp daf fi nekk réew yi ñu wër yëpp dañ fa war a ñëw di faju si ñu war a diir mbagg Tunisie diir mbagg
Maroc diir mbagg Afrique du Sud yooyu yëpp nag boo ko bëggee boole ci benn politique du yomb moo tax vraiment au contraire moi je crois que ñi fi jaar ci diggante bi ma départ rek léegi il faut ñu féliciter leen ku nekk am na loo jéego boo def pour améliorer système bi dafa yombul li ma ci bëgg a teg rek mooy ci mbirum santé nekk na loo xam ni ñun ñëpp dañ ci war a bàyyi xel lu tax parce que nañ war di xalaat maladie bu baax di xalaat seeni droit bu baax di xalaat seeni waa kër bu baax ndax am malade rek doy na ci waaw kon nag lépp lu ñuy def rek nañ ci bàyyi xel loolu nañ ko ci bàyyi xel moo tax respect bu baax laa am ci syndicalistes yi parce que maa ngi ci seen biir xamante nañ bu baax samay xarit lañu respect bu baax laa am ci ministère bi respect bu baax laa am ci gouvernement bi loolu yëpp nag boo ko boolee bëgg wax ci mbirum santé tey te jaar fi ak samay jaar ci syndicat ak ci santé na doy waaye lépp lu ma xam maa ngi koy wax ak ñi ma ko war a waxal di ko déy ñi ma ko war a déy ndax jàmm am suñu système sanitaire gën a avancé. ok ñaareel bi tamit moom mooy suñu avant dernière question monsieur le ministre dañoo jàpp ni parti bii nga bokk di APR ki ngay jàppale di président Macky Sall dañoo gis ni Benno Bokk Yaakaar saa su nekk ñu àtte leen ay xeex te ñi koy def di ay punkal ci parti bi nga xam ne tey bu xeex amoon ñoo war a àtte tey ñoom la ñuy séen ci xiiroo ak ŋaayoo. waaw mais politique moo demee noonu surtout bu fekkee ni boo xoolee bu baax suñu parti dafa nekk parti boo xam ni comme ni nga ko waxee dafa bari cadre bari borom alal bari ñu yàgg ci politique bari ñu bëgg politique ku nekk bëgg wane sa njëriñ ci parti bi ku nekk bëgg wane sa jàppale ci président Macky Sall kon foog mu jaxasoo des fois waaye li ci ëpp solo mooy mët gi nit ñi war a mët rek ba malgré sa bëgg-bëgg malgré sa ni nga toll ak sa dayo nga jiital ni résultat final bi mooy na jëriñ président Macky Sall na jëriñ réew mi moo tax léeg-léeg mu tàng waaye day daal di fay jàmm na ñooy. ok xam naa ne doo bëgg di tudd ay tur mais actualité la moo tax ma bëgg la koo laaj moom mooy fan yi boo gisee sànq maa ngi wax nga ni bi nga nekkee Genève mënoo woon a wax ci wàllu politique ndax sa statut mayu la ko woon tey bu ñu gisee ABC Alioune Badara Cissé sortie yi muy def ñu bari ni fi mu toog dina doon médiateur wërta wax ci wàllu politique ban jàngat nga ma ciy jox. li ma mën a wax daal mooy droit de réserve dafa am solo trop ci institution yi li mu laaj ci nga jiite ko da nga war a fexe ba mu mat sëkk pas pour yow mais pour institution bi ci boppam moo tax du ma critiquer kenn du ma wax kenn lenn waaye leen rek lay ñaan mooy képp koo xam ne dénk nañ la institution boo xam ne yaa ngi ko yore droit de réserve bi mu laaj na nga ko mëtal sëkk ndax bu fekkee ni da ngaa bëgg a jiite ëllëg wala da nga bëgg a nekk lenn ëllëg da nga daal bu boobaa di nga bëgg droit de réserve boobu nit ñi respecté ko loolu rek la en général sax d'ailleurs en politique looy bañal loo xam ne da ngay bañ ko la ko def ëllëg boo faloo fexeel ba bi nga faloogul nga bañ koo def ki toog ci nguur gi. ànd nga ak président Diouf tukki fu yaatu waaye ànd nga ak président Diouf ci biir palais bi ci nekkin bu yàgg kon ku war a xam Bruno Diatta nga lan moo la gën a marqué ci ndam si yàlla soosu nga xam ni jox na temps Sénégal di Bruno. Bruno ñi wax ci ñoom ci moom bari nañ ndax ni mu meloon ak ku nekk ba ku nekk yaakaaru nga ni yow rek mooy sa xarit yaakaaru nga ni yow rek la bëgg moo tax may tamit bokk naa ci ñi nga xam ne yaakaaroon naa ni sama xarit la te gëm naa ni it sama xarit wax dëgg yàlla daan na ma conseiller ci lu bare ma fàttali ni man bi may dugg ci gouvernement maa nekkoon le Benjamin dans le conseil des ministres maa nekkoon ki gënoon a nekk xale la ci gouvernement bi maa ci gënoon nekk xale boo nekkee xale nekk syndicaliste da ngay ñëw
waaw daan na ma xelal lu bare diiru bi ma nekkee ci gouvernement bi ba ma ciy génn Bruno képp ku nekk ak moom rek jàng nga dara jàng nga dina la jàngal tey dina la jàngal xam noppi dina la jàngal wax ak teggin dina la jàngal tam xam yow yaay kan en tant que membre du gouvernement ñun de jàng nañ loolu ci moom même bi ma nekkee bitim réew nekk bureau international du travail nga xam ni foofu itam am na lu mu laaj ci yenn nekkin yi ci protocole am na yu ma ko daan laaj te dafa la koy waxal ak xol bu sedd Bruno même bi ma nekkee bitim réew yàlla def na ñu continuer di jaxasoo ba bi ma ñëwaatee dellu si nekkaat ministre conseiller nekkaat na ma nekkoon ak moom di jaxasoo kon bu nit ñi nee Sénégal ñàkk na dëgg la bu ñu nee ay mbokkam ñàkk nañ dëgg la parce que ku ne xam na ni mu meloon ak ay mbokkam bu ñu nee ñi mu bokkaloon liggéey ñàkk nañ dëgg la ndax njëriñam ci ñi mu ko séqaloon Bruno mun ngaa wax ay waxtu ci moom du jeex waaye li ma jàpp rek mooy nit dëgg la woon. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. monsieur le ministre. merci beaucoup nga tàggatoo ak mbokk yi. waaw mbokk yi jërëjëf ci waxtaan bi ma doon waxtaan léegi li ma ciy tënk rek mooy am na solo trop ñu jàpp ni politique nit ñi mën nañ koo def ci bu ku nekk jàppee sa xel ni li leen boole moo ëpp li leen féewale te fi ñu toll nii benn soxla lañu am muy falaat président Macky Sall au premier tour incha allah le 24 février 2019 kon kenn amatul beneen soxla ku nekk fàtte nga sa bopp ndax loolu rek day tax ñu mën a muñalante day tax ñu mën a yëgante day tax ñu mën a faalante loolu moo ëpp solo ñaareel bi ci topp li ma ci yëkkati mooy lépp lu jëm ci développement mën na nekk moo tax ñu wax encore une fois que président Macky Sall xel ak xalaat ak planification am na ko lool parce que créer plan Sénégal émergent pour ëllëgu réew mi ba pare créer acte 3 de la décentralisation may collectivité locale yi fu ñu sukkandiku pour tabax ñoom itamit mu jëm kaw ñaar yooyu daje loolu mooy développement te ku ci nekk mën nga ko def ci fànn bu nekk li ma ciy teg itam di ko wax mooy encore une fois vraiment fii ñu jëm muy élection yi mën nañ koo def ci jàmm ak salaam parce que sénégalais yi am nañ ràññee sénégalais yi xam nañ ku gën ci ñoom ak ku gën ci ñoom jarul saaga jarul violence jamul wax naka dul noonu gërëm ak sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi parce que ñoom itamit ku ne xam na ni ñoom référence lañ ci réew mi te li ñuy wax xam nañ ko bu baax a baax a baax kon lépp lu ñu wax tam war nañ cee bàyyi xel te lépp lu ñuy wax mooy ànd leen nekk benn bu boobaa ku nekk tànn ki nga bëgg a fal ki ko xam ne bëgg nga ki ngay jàppale nga jàppale ko loolu itam jëlul coow jëlul dara encore une fois man jàpp naa ni président Macky Sall njëriñ la ci Sénégal ndax fànn yu bari jàpp naa ni président Macky Sall chance su Sénégal mooy ñu falaat ko ci faleen bu yomb bu baax ci premier tour 2019 ndax Sénégal jéego yi nga xam ne war na ko jéego pour nekk un pays émergent yàlla sottali ko loolu laa bëggoon jeexalee sama waxtaan di leen gërëm di leen sant. di leen jaajëfal yéen internet yi nga doon ànd ak inforewmi.com suñu tey invité di tamit le président conseil départemental bu Koungheul di monsieur Assane Diouf waaye tamit di ministre Assane Diop di ministre conseiller auprès du président de la République doon koo xam ni kenn la ci doomu Koungheul yi ndax titre bi ko gën a neex mooy titre bi ko waa Koungheul jox nga xam ni mooy président conseil département bu Koungheul monsieur le ministre Assane Diop maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci dalal gi ñu dalal sa kër temps bi mayu la ko mais tamit fexe nga ba xatal ci info réew mi dina jaajëfalaat bu baax a baax Diop di ba yow sama nijaay nga du ma la fàtte beaucoup merci beaucoup